ñuy fàttali ne rek 8h jot na ba teg 20 minutes ci Zik FM 89.7 xibaar yi ngeen di déglu ñu di ko wéyal ba tey daal di rek doore li nga xamante ni si mooy une journal yi li ñu xëyee ñu mën ci rek jàpp kii di quotidien ñu doore ci moom ak ka Madické Niang ñi di libéraux yi naka démb dañ doon amal comité directeur waaye nag fésal nañ bu baax a baax seenu maire ne Madické Niang dafa rek war a jël li nga xam ne mooy conséquence su démission am ñu ni ab contre congrès international libéral ci la ñu daal di jëm loolee bokk na ci li gën a fes ci ëttu yéenekaay bu Le Quotidien waxtaanee nañ tamit ki nga xam ne moo doon bëgg a taal boppam foofee ca wetu palais de la République leneen lu ñu waxtaanee ci ëttu quotidien mooy inspecteur éducation yi nga xam ne ñi ngi ci grève boobu ak léegi def na juróomi weer ne état bi dafa rek am ak yaccaaral ci wàllu wu ni mel ba tey. ci ñoom la ñuy desandi tu yéen kay bu Le Quotidien Horizon Ousseynou Nar Gueye promoteur Miss 4T nous le voulons pas supplanter Miss Sénégal loolee kàddoom la li nga xamante ni si moo jëm ci wàllu pétrole ak gaz mu mel ne lanu coy wax taxewul laalewul ku ci nekk rek yaa ngi jug di ca yëy yàbbi te xamoo mbir yi nu mu demee ak nan la tëddee ak naka la doxal na li ci am solo rek mooy ñi koy wax li leen ci bëgg rek mooy jaxase askan wi ak nguur bu Sénégal leneen li nga xamante ni si nan ci tab bi mooy observateur ñoom itam ñu waxtaanee mbirum Madické Niang mu mel ne yéenekaay yu bëri dañoo xëy daal di ci taxaw seetlu ndaxte ñoom dañoo rek contesté lii di démission bu maître Madické Niang ba tey waxtaanee nañu ko ci biir l'observateur ñu ni ki nga xamante ni si dafa bëggoon rek taal boppam Cheikh Tidiane Diop lay wuyoo am ci lu tollu ñeent fukki at ak juróom-benn moom nag dañ ko rek tëjoon atum 2016 ngir faux et usage de faux ci ab document administratif boo xamante ni si moom la daal di njuubaloon ba tey ci ëttu yéenekaay bu l'observateur ñu ni. moom ab raté la en prison bras droit bi dañu ko rek dagg mu daal di saisir tribunal bi ngir ñu indemniser ko waaye dañu ko rek débouté loole bokk na ci li ko naxari moom nag ci jamono ji ñu ngi ko rek internet ci hôpital principal ne wér-gi-yaramam am na ak tan ci wàllu wu ni mel ca Louga benn handicapé boo xam ne am na ci lu tollu juróom-benn fukki at ak juróom ñu daal di ko yóbbu ci yoon ndaxte dañu ko rek tuumal wàllum viol ba tey ci ëttu yéenekaay bi nga xamante ni si mooy l'observateur ñu waxtaanee tàggat yaram blessure yi nga xam ne ñi ngi koy nemmeeku ci Youssouf Sabaly Bordeaux nag équipe nationale bu Sénégal la daal di duut baaraamu tuuma ba tey ci ëttu yéenekaay bi di Vox Populi waxtaan wa comité directeur bu PDS amaloon nag démb ñu ni dinañ amal benn contre congrès ngir rek Willy Pandé kii di président de la République Macky Sall moom nag la gën a fees ci ëttu yéenekaayam tam bokk na ci Baye Pouy mi nga xam ne dafa sotti boppam essence ci jamono jox dafa Baye Pouy dafa rek sotti boppam essence daal di faatu te Ndaayaan la xewee waaye kii di Cheikh Diop moom di ab handicapé dafa bëggoon a taal boppam ba tey ci ëttu yéenekaay bu Vox Populi tey jilee ci àjjuma ji naka démb la kon mort tragique foofee ca Podor ñeenti nit yu ñàkk seen bakkan ñett ñoo xam ne gisuñu leen ci ab naufrage la amee ci benn pirogue lu toll ci fukk ak juróom ay rescapés lañ bokk na ca conducteur sénégalais bi nga xam ne moo doon yóbbu ay mauritanien ca marché hebdomadaire bi Galloya foofee ca boori wedding ba tey ci ëttu yéenekaay Vox Populi mu ni enfant de déficiente mentale oubliés qui n'ont pas demandé à venir au monde mu mel ne dañ leen a fàtte bàyyi leen ak seen ko cëggal guy Madické Niang saf sàpp tey jëlee ci ëttu yéenekaay yi las tamit daal ne koy waxtaane mu ni le PDS ne veut plus voir Madické Niang à l'Assemblée nationale maanaam PDS bëggatuñu koo gis foofee ca Assemblée nationale frère Banni somme de rendre le siège daf leen war a delloo li nga xam ne mooy seenug moomeel ci wàllu wu ni mel ba tey ak L'As Quotidien ñu ni Moustapha Niass daal di menacé secrétaire élu yi ab retard dafa daal di am ci assemblée nationale ba tey ak L'As Quotidien benn ancien détenu daal di bëgg rek taal boppam loolu itam bokk na li gën a fes ci tey ji ci ëttu yéenekaay li nu xëyee ñoom itam L'As Quotidien waxtaanee ak Ibrahima Bachir Dramé muy di expert ci wàllu pétrole mu ni compagnie pétrolière yi dañuy am yeneen secteur ngir blanchir des capitaux ci jamono jooju mbirum indemnité de logement bu mois d'octobre Saourou Sène daal di ne gouvernement bi day leen a sàcc ci condamné ngir mu diffamation ci Mohamed Issa Aliou Dia
daal di ne échappé de peu à l'humiliation loolee L'As Quotidien moo xëy di ñu fësal lu ni mel source a ñu tàbbi ci waxtaane li nga xamante ne si mooy jafe-jafe yi am ci diggante 700 agents yu aéroportuaire promoteur Modou Khoule ak seenu diggante mu mel ne si jëm rek ci wàllu bruit foncière moo fa daal di jaar ba tax na ñoom ñi nga koy waxtaane leneen lu ñu waxtaane mooy mbirum PDS mi nga xam ne seen comité directeur naka démb ñu ni corruption généralisée ci bopp état bi la amee waaye tam kaam dikke ñang waxtaane nañ ko fa naka démb keneen ku ñu jox kàddu mooy Vieux Sandiéry yore sécurité Idriss Seck mu ni lan la defi woon ci États-Unis lépp li nga xamante ne si rek jëm na ci métier waxtaane na ko ak source a waaye tam wàllum football ak ndoxteelu saison bu Sénégal Ligue 1 ak Ligue 2 Lamine Mbou wax favori équipe bi ñu war a suivre waaye tam niveau de jeu bi loolee mi ngi xewee ci source a enquête tam daal di ñuy xamal ne PDS ñoom ñëpp daal di nañuy rek bëgg nit ñi opposition boole ngir fexe rek nu ñu daaneele nguurum Macky Sall ci jamono jooju tam mi ngi waxtaanee ex-détenu bi nga xam ni moom dafa bëggoon rek taal boppam ci wetu palais de la République la demoon ngir def lu ni mel ba tey ci enquête yéene kaay mu ni des milliers d'étudiants virés des établissements privés maanaam lii métti na trop ñoom ñooñee ñi nga xamante ne si dañ leen fa daal di dàq amuñu hébergement am ñu restauration lu toll ci 40 étudiants se retrouvent en plus dans la rue et dans l'angoisse loolee la daal di xamle kon ci jamono ji seeni mbir métti na torop enquête yéenekaay moo def boobee gëstu Les Échos yéenekaay moom itam bokk na ci li mu fésal ñu ni nañu dàq kii di Madické Niang ci biir parti bi loolee nag divisé na li nga xam ni mooy libéraux yi loolee boo ko déggee mooy rek ñoom ñëpp ànduñu ci genn kàddu googee bu ñii ñëwee waaw ñi ci des ne déet wala xëy na ñu gisee ko neneen ñii di Moustapha Niass absentéisme ak retard assemblée nationale Niass mer na ci te wax na ni dina ci jël ay sanction ngir ñu bàyyi lu nu mel ne ci jamono ji yaakaaroon nañu fi réew mi toll loolee jeex na fi Les Échos yéenekaay moo dikk foofu Sud Quotidien li ñuy yëri xool fu mu génn ak société civile bi nga xamante ne si dal nañu ci kaw Macky Sall loolee tënku ci polémique bi am ci débat ci gestion hydrocarbures yi ñoom société civile bi naka démb lañ doon daje waxtaane li nga xamante ne si mooy tolluwaayu réew mi Birahim Seck mi di coordonnateur bu forum civil mu ne il appartient au gouvernement de donner les garanties d'être transparent pour qu'on ait un débat sérieux moom moo war a joxe ay garanties waaye tamit daal di fésal mbir yi lépp leer bu ñu bëggee rek débat bu sérieux ci wàllu wu ni mel kii di Ibrahima Sori Dia le président coalition publiez ce que vous payez mu ni Sénégal si le chef de l'État veut qu'il y ait un débat éclairé bu fekkee ne rek bëgg nañ débat bu leer nañ éclairé plutôt ak bu jaar ci yoon mu ni dafa war di rek informer nit ñi à temps ñuy xam lu xew ci wàllu xëy na la ñuy waxtaane tamit ki nga xamante ni si moo bëggoon rek taal boppam ci buntu palais de la République kooke ba tey Sud Quotidien bokk na ci li mu daal di fesal ci xetom bu njëkk saison Ligue 1 tey jile lay door Jaraaf Mbour Petite Côte mooy lancé li nga xamante ni si mooy saison bu 2018-2019 loolee tam moo nekk ci ëtt bu yéenekaay bu Sud Quotidien ñu tabbi ci Libération coup de théâtre dans les bras de fer entre African Petroleum et l'État du Sénégal devant di conflit d'intérêt mu am kii di arbitre bi nag ñu ko di xaarandi mu ni pourquoi le professeur Emmanuel Guéillard s'est recusé loolee moom mooy laaj bi nga xam ne Libération daal dina koy samp ci ëttam bu yéenekaay tey jire ci samedi bi parrainage Guédiawaye déposé na lu toll ci 40 000 signatures kooku Aliou Sall moo fa jaar kon ma nga ca liggéey ba tam kii Cheikh Tidiane Diop ba tey ëttu yéenekaay bu Libération daal di koy fésal ci unam bokk na mooy kooku nga xam ni dañu ne dafa bëggoon a taal boppam ci avenue de la République naka démb la xewee Dakar Time mu daal di am benn ëttu yéenekaay bi daal di fésal ki nga xamante ni si ci page am daal ni soutien pour négocier projet pétrolier ak gaz 17 milliards koppar googe mooy banque mondiale moom la daal di gisul loole moom la ëttu yéenekaay Dakar Time daal di xëy fésal Mansour Kane ministre moom la def ci xëtam bu njëkk ci biir mu daal di koy faram fàcce Soleil yéenekaay di xamle ni rek code forestier bu bees bi daf nañ koy adopté
ba ci assemblée nationale waaye de wax tam lu am solo ab don 319 milliards ngir deuxième phase du MCA bi performance yu Sénégal yi ñi di waa Washington daal di koy rafetlu bu baax a baax mu mel ni lu am solo la loolee di firndeel ni rek ay jéego mi ngi am ci wàllu woowee solo yéenikaay yi mu ni xamle ñu jeexale ëttu yéenikaay yi li ñu xëy officiel ak direct info mu ni quand l'usage du tabac dalal collège de la drogue ce féminisme boo ko déggee mooy xale yu jigéen yi ci jamono ji ñoo ci gën a fees mu mel ne bu dee ñenn ñi modd lañ ko jàpp ñeneen ñi toppandoo ña ca des yenn saa doo xam sax nee nañu lu leen cay duggal kenn ki di xamle ni mu ni moom du tux seen kër waaye école ak plage du sax am xel ñaar ngir def ko mignon lay wuyoo keneen ki ni bière moom day tax mu mën a défoulé day maan ba mandi ci soirée dansante yi ngir mën a fecc ba suba daal di jot loole ab xale bu jigéen moo ni xamle keneen ki ni ñun duñu déranger kenn dañ koy def rek indiscrètement ngi teg suñu musique di tux am suñu jàmm kon loolee mooy li nga xamante ne si direct info xëy na ko def ak gëstu gu yaatu xale jigéen yi daal di soobu bu baax a baax ci wàllum tux meeg naan beeg wàllum dorog gi kon loolee gënoon a fes ci li nga xamante ni si mooy ëttu yéenekaay yi moom la gën a xëyee tey jilee samedi ñu tàbbi ci li nga xamante ni si moo gënoon a fes ci xibaar yi